tudd. man maa ngi tudd Xaadim Wade. waaw tey la ma doon seen ñaxtu tey ba ngeen takk ay morso yu xonk. waaw suñu ñaxtu mooy ñun dañuy ay ouvrier xale yi nga xamante ni seen wàllu ci école wéy na ñu jàpp leen di leen jàngal métier di leen yaatal waaye ñu gis ne ñun dañu am problème bu ñu am mooy bant feuille contreplaqué 4 mën a jógee 5000 francs automatiquement dem 6500 3 jours mu dem 8500 loolu mënatuñ ko muñ dibitu ñu ngi doon jëndee mètre cube 480 mu dem 600000 dabema ñu doon jënd 300 léegi mi ngi 360 xamuñu nag ñun fu ñu jëm te détaillants yiy jaay ci naar yi lañ koy jëlee ñun nag suñu njiit yi dañu bëgg ñun les petits et moyennes entreprises ñun ñoo yor Sénégal ñooy dundal Sénégal ñoom nañ ñu fàttaliku waaw message bi ma leen di lancé mooy nañu jéem a organiser wu suñu commerçant yi nga xam ne ñoo ñuy jaay ay matériel di ko jëlee extérieur ñu mën ko suivre bu baax a baax ñu mën ñu koy jaay ci prix bu normal mais dañuy ñëw contrôle amul tey nga da ngay bind sa devis ba pare bind ko 300000 dem ñu ne la 400000 lay jar te doo ko mën a delloo ji waaw xeex nañ ci importé bi ba sonn léegi nag am nañ beneen problème mooy matériel bi dafa cher torop. Ibrahima Coulibaly. waaw lu doonoon seen tànk tey ba ngeen di ñaxtu ni. waaw ñun dañu am lu ñu naqari parce que ñun ay jeunes lañu dëkk fii màggee fii yaroo fii amuñu lu dul Sénégal état bi dafa am benn message bu muy lancé chaque jour mooy que ne jeunes yi ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal nañ toog seen réew liggéey. looy liggéey man tapisserie laay def mais ñun ñii ñëpp ñoo dëkk benn lañu tey jii li laal ñii moo ñu laal ñun lépp a cher. éponge bi dafa cher colle dafa cher contreplaqué dafa cher lépp loo xam te ne menuisier daf koy laal ñun dañ koy laal kon tey jii ñoom bu ñu yuuxoo ñun tamit dañuy yuuxu Sénégal nag am nañ habitude que ni xam nga lu ñu xam ku fay la ñu xam ñun jeunes yi sës nañu te sonn nañu sonnaay bi mooy que ni suñu ñi nga xam ne ñoo ñu jiite jàppale wu ñun tey jii ku si nekk am nga 20 apprentis wala 25 apprentis nekk sa place di liggéey ñun tey jii ñun war nañu mën a jàppale kon ñun suñu jàppale ñun fu ñu jëm sonn nañ nag wax dëgg yàlla bëgg nañu suñu état bi jàppale ñu taxi yi nee nañu bant yi dafa am taxi yi moo cher loolu la ñu gëmloo mais loolu amul gars yi ñooy xool lu leen neex ñu koy def te ñun loolu du leen ci bàyyi nag fi ñu toll nag ñun waa Médina sës nañu te takku nañu te incha allahu rabi bu ñuy ñëwaat neen la ñuy ñëwee état bi dañu dégg bu baax tey yëngaluñu de dañ ñëw fii autorisation voilà. ñu ngi lay fay. tur bi naka la. Jibi Jong. waa Jibi Jong tey lan moo doonoon seen tànk fii ngeen ñëw di jàpp. waa li doonoon suñu tànk mooy dañoo nekk ay citoyen Sénégal fas yéene bokk nag ci ñi def li nga xam ne te moom mooy doxal Sénégal bëgguñoo toog di seetaan bañ a dugal suñu loxo ci réew mi moom moo waral ñu kenn ku ci nekk yaa ngi fa nga nekk yaa nga fay bay sa waar kenn ku ci nekk yaa ngi jéem. yemoo ci defal sa bopp mais da ngaa jéem a jël ay jeunes ci réew mi di leen former kenn ku ci nekk lu néew yaa ngi 10 apprentis yoo xam ne yaa leen di former ñoom ñu ciy teral seen njaboot. donc ñu am nag problème bu am ci àdduna bi yëpp ñu koy wax Covid 19 mu laal réew yëpp laal Sénégal laal li nga xam ne moom mooy secteur artisanat bi fekk ñu ak ay jafe-jafe yu dul jeex secteur artisanat nag yi lu yaatu la. mën nañ cee lim tailleur yi mën nañ cee lim mécanicien jaaykatu fëgg jaay yi ñi nga xam ne ay bijoutier lañ yëpp ñoom ñoo dajaloo fii au niveau de COPAS pour réclamer li nga xam ne moom mooy seen ay droit yi nga xam ne état war nañoo taxaw donc li nga xam ne nag moom la ñuy laaj état ci boppam taxawoon na pour dimbali bépp organisation bu nekk ci réew mi ñu digoon fi ay 150 000 yu ñu doon dox secteur artisanat mu mel ni état daf cee jox ñi gën a néew ñi gën a bari ba tey dañ koy dégg rek loolu bëgg nañ état taxaw ci égaler loolu nga xam ne moom la tàmbali woon parce que ñi ci ëpp jotuñu ci mais li ñuy réclamer loolu moom mooy li ci gën a néew bëgg nañoo am accès au marché public parce que tenue scolaire yi ñuy ñaw fii ci réew mi ñu koy jox étranger yi bëgg nañu di ko jox au niveau des local ñu di ko liggéey parce que ñun bëgguñu ku ñuy may jën dañoo bëgg ku ñu jàngal li ñuy nappe parce que kenn ku ci nekk toogoo di xaar da ngaa créer sa yëf di ci góorgóorlu mais accès lañ bëgg am ci marché public bi conteneur yi nga xam ne ñu ngi fiy dugg di sonal ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay ay fëgg jaay ak lépp
bokk ci secteur artisanat bi bëgg nañu état xool nan la koy organiser ba nit ñi di ci gën a gis seen bopp. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax. tur bi naka la. Baara Diop la quoi. Baara Diop loolu liggéey. waaw man photographe en tant que photographe. léegi tey ñu gis leen tey ngeen marché ci marché artisanat yi lan moo ko waral lool. waaw li ko waral moom bëri na xanaa dañ ci cité leen rek bi ci jiitu mooy président dafa génnee 25 milliards pour artisans yi te ñu ne 5 milliards yi lan séddaleegul yeneen 20 milliards yi kenn xamul fu mu dugg te jotagul suñu wàll loolu bokk nañ ci li ñu tax a teew fii. ñaareel ba bëgg nañ ñu boole ñu si ñu considéré ñu xam ne ci réew mi lañ bokk marché yi nga xam ne ay marché yu jógee ci état la lu mel ne ay carte d'identité nationale yi ñuy def appel en offre ak ay permis de conduire yi ñu jox ñu ko parce que gis nañ ne photo yi ñuy photo yi am ci carte d'identité yi ak yi am ci permis yi baaxuñu te suñu métier la nit ki da nga koy jox li mu moom loolu lañ moo ñu tax a teew. loolu moo leen tax a taw. waaw ñu gis tamit photo bi am def impact ci yéen. waaw yenn photographe yi ñu ngi naan jot na ñi naan jotuñu. waaw loolu tamit ban appel ngeen di lancé. waaw maanaam wax président bi rek mu wax ak ministère bi mu génnee xaalis bi séddale ko parce que boo dee xool ñi jot bariwul fukki nit yu nekk daanaka boo dee xool benn nit moo jot te xam nga loolu jaaduwul. waaw salaamaaleykum man la Abdoulaye Camara bokk ci commission communication bu Simpro. waaw di wax ni rek tey date bi tey date bu historique la rawatina ci ñun photographe artisanal ndax tey bu ñu waxee photo il faut ñu xam lan mooy valeur photo ak lan mooy valeur caméraman ndax tey bu ñuy chanter hymne national caméraman wala photographe rek am droit dox keneen ku dul moom boo ko defee fanaan fu neexul say mbokk kon nag photographie dañ leen war a respecter tey à l'heure T image yi di daw di def réseaux sociaux yi di def le monde entier grâce aux caméramans et aux photographes tey bu ñu mënee ràññee Serigne Touba mën a ràññee Seydi Hadji Malick grâce aux photographes sinon kuñ ci mënti wax doo mën a ràññee ni kii mooy diw ndax benn savant dafa wax ni une photo vaut 1000 mots tey boo doon tettal nit ki koo xamul wax ji dana bari pour nga décrire ko mais bu ñu génnee photo na la ko taay nga xam kan la ñuy waxal bu ñu jógee foofu état créé discrimination bu jëm fan photographe caméraman ñu jël diviser ñu en 3 jël photographe de la presse photographe de la culture ñun ñu yóbbu ñu artisanat presse mi nga xamante ne bi nag moom ma fi am bàjjen moom ñu organiser ko ñun ñu resté ñu en rade loolu dafa war a jeex bu ñu ñëwee ci beneen point boo xamante ne moo ñu gën a soxal jëm ci ay marché état tey carte d'identité yi permis de conduire yi loolu ay amateur ñoo fa nekk du ñu photo mu nekk sunu marché ñun état du Sénégal joxuñu ko du dëgg du yoon loolu ñu ngi koy réclamer à vive voix parce que loolu du yoon loolu daal moo tax tey mu nekk date symbolique 1er juillet parce que 1er juillet 94 ci la Sud FM juddoo presse bi commencé am seen liberté tey 1er juillet 2021 ci la artisanat taxaw bisu artisanat la ñoom politiciens yi dañoo am 23 juin ñun artisans yi tey 1er juillet mooy sunu fête dañ koy fêter tey bi ça na fait que commencé at bu jot dinañ ko célébrer li ñu bëgg ci ñoom buñ ko deful ci ñun nga xam ne sunu alal la danañ génn chaque 1er juillet déclarer ko ba keroog président di respecter sunuy revendication maa ngi leen sant di leen gërëm. asalaamaaleykum dañuy ñëwaat rek xanaa di feddali gars yi li ñu wax parce que tey mën nañu wax ne région bu nekk teew na fii tey parce que man maa ngi jóge fii ba Kaolack donc ñuy wax ne famille photographe dafa yaatu kon donc am na loo xamante ne bii marqué nañ ko ci dëkk bi waaye nag lii ñuy laaj ni suñu yelleef la donc suñu devoir la suñu alal la donc dañoo war su boobaa rek dañuy fàttali monsieur le président que ni famille photographe ñu ngi réclamer li nga xam ne moom ngeen leen yoreel te ngeen jox leen ko parce que Covid bi tey mën nañu wax ne ñun la gën a impacté ñun ñoo gën a impacté wu tey ci Covid parce que kenn ku nekk xam na photo la muy def ci lu muy rôle bu muy joué donc ku nekk xam na lool su ko defee rek tout le temps dañ koy bëgg di fàttaliku te yaakaar naa ne le premier alors dinañ teewaat fii di ko fàttaliwaat le président ba heure bañ koy jot. maa ngi leen di fay Ibrahima Niang président association nationale des bijoutiers du Sénégal ANBS. waaw li doyoon suñu taxawaay mooy comme niñ ko waxee tout à l'heure rek sànq mooy ñun bijoutiers yi dañu am jafe-jafe moom je pense que fi mu ne nii àdduna waxuma la sax Sénégal mais àdduna wërngal képp xam nañ ko mooy jafe-jafe matière première
bi nga xamee ni dañ ko exploiter suñu réew muy Sénégal alors nga xam tëgg yi mënuñ ci am accès ba mën a produire fii localement loolu mooy suñu jafe-jafe donc fi mu ne nii ñu def ci ay jéego nag yu bëri yiñ ci war a def ci autorité bi fiñ ci war a dem yëpp dem nañ ci bu dee wàllu administration donc luñ ci war a def aussi def nañ ko mais boobu ba léegi daal ñu ngi xaar réponse pour que mu mën a avancer comptoir national bi pare na lépp pare na donc état bi daal la ñu xaar rek ci lu mel ni TVA bi ñu bëgg a teg ci or brut bi pour ñu lever ko amaana peut-être taxi war nañ ko mën a fayee faneen fudul foofu donc yooyu daal la ñu nekk ni di xeex boobu ba léegi nag ñu ngi am yaakaar ni très bientôt incha allah jàpp nañ ne daal dinañ ñu woo bu ñu gisee li fi ne ak jafe-jafe bi mbooloo mi fi nekk nga xamee ñii ñëpp tey ji liggéey jafe-jafe la ci ñun parce que bala nga ne naam da nga fay ne bala nga liggéey da ngay am matière première boo liggéey loolu daal moo doon suñuy jafe-jafe ak suñu 150 000 yi nga xamee tamit bon loolu suñu moomeel la wax dëgg yàlla bon ñu koy xaar boobu ba léegi tamit yàgg na trop mooy aide fonds Covid bi nga xam boobu ba léegi président daf ñu ko promettroon ñu toog di ko xaar dara ñëwagul mën na ne. dégg am na ñu jot am na ñu jotul est-ce que jot ngeen yoon. waaw jot bi moom yaakaar naa ñu jot ci suñu ñu néew a néew a néew lañ ñu néew a néew a néew a néew ñoo jot parce que xam nga bu ñu la naan 30 milliards ci. artisan la nga xam après ñu ngi naan 120 corps de métier naan la 5 milliards rek moo ci génn yaakaar naa ne sëñ bi loolu ñu jot ñu néew la ñuy doon donc ñu ngi nokk nag di xaar toujours xaddi wuñ parce que ay sénégalais lañ te tey boo xoolee shooting bi nga gis fi gisoo fi benn violence ñëpp ñi ngi ñëw ci diplomatie toog wax li leen naqari kenn yàqul kenn indiwul benn jafe-jafe donc kon war nañ ñu gestuwaat jàppale ñu daal parce que dafa jot. waaw man maay Djibi Samb je suis le secrétaire général des photographes waaw présentement soo gisee sunu teewaay fii dafa am un cri de cœur boo xam ne ni dañ ñëw pour wane ko parce que nous photographes depuis 1990 am nañ suñu récépissé kon ñu ngi ci légalité bien vrai que ni sunu liggéey dafa nekk secteur informel moo tax ñu bëri mënuñu ko gis mais ñun photographes yi teg nañ suñu mutuelle de santé mi ngi fonctionné depuis 2003 CMI bi mu ñëwee dafa nañu ñun force ñu tas ko daal di koy dugal ci communes yi parce que dañu ne masse bi dafa tuuti parce que photographe yi fa nekk gaa bëriwul imposé nañu loolu soo xoolee présentement sunu studio la ñu fekk nee na kaa leen jël 150 000 ñu ne ñu lan la ñu ne ñu aide Covid la aide Covid ñu ne kaa leen jël 150 bi mënuñu fexe ba teg ci bët te soo xoolee bi mbas mi amee ba léegi ñun phototuñu parce que nit ku takk masque ba amul do photo ngénte amatul kon ñun fu ñuy jëleeti lu ñu dund photographie yëpp seen studio yi tëj nañ seen jabar yi tas nañ nekk na loo xam ne ni force ñu jéem a xool naka la ñuy relever défi boobu ñun nag laajuñu dara lenn lañ soxla moo ñu jox ñu sunu 150 000 loolu benn la ñaar soo duggee ci commissariat yi photographe dafa ne di photo ñooñu duñ ay photographe de profession benn alkaati la bu ñuy jël teg ko foofu ne ko ñëbal photo tegal nañ la machine ngay photo te pourtant photographe yaa ngi fi nañu embauché dugal ñu ci commissariat yi ñuy photo identité yi ak tant d'autres choses du genre ak loo xam ne nii vraiment nekk na dëkk boo xam ne nii métti na méttiwaay boo xam ne nii góor rek moo fi dem ñun nag ay entrepreneur lañu parce que suñu entreprise sac boo ci yëkkati su jarul 1 million jar na 1 million 200 appareils yi ñuy liggéey dafa nekk ay appareils yu cher.